mu mel ni comme variant Omicron bi moom fu mu toll nii dafa toog bu baax fii ci Sénégal mais on a comme l'impression que l'État du Sénégal pour ne pas dire le ministre Diouf Sarr moom dafa jël rek li nga xam ne mooy Covid-19 mu nekk benn mbir boo xam ne dafa nekk ci gannaawam te bu ñu xoolee carrément les résultats yi nga xam ne à chaque fois aussi ñu ngi koy joxe via le ministère de la Santé li nga xam ne mooy Omicron bi ça commence vraiment à inquiéter. xam nga lu ci gën a doy waar sax parce que maa ngi romb léegi seen caravane bi. dama sax ruus en fait parce que je me suis dit que yaakaar naa ni am na yenn yoo xamante ni boo nekkee kilifa nekk ci benn réew war nga mën a am quand même tuuti gàcce di def yenn affaire yi. mi ngi yore ngandam camion boo xamante ni def ci sonorisation ay moto tricycle topp ko mais ay nit ñu dul jeex topp leen. c'est-à-dire man dama la comprendre en fait. yow jëwriñ bi nga xamante ni moom nañu dénk wàllum santé. tey jii Sénégal ñi ngi naan waxu. troisième xaw ma quatrième vague. ñi ngi gis autant de contamination kër goo dem yaa ngi dégg nit ñi ngi naan dañoo soj. Les gens sont malades hein. waaw nit ñi ko tourné mën na soj bi si dëkk bi soj bi si dëkk bi soj bi si alors que peut-être variant bi nga xamante ne moom moo fi nekk la. léegi yow loolu yëpp ñoom waxuñu si. jéemuñu si def benn communication ministre bi amul lu muy def lu dul di rassembler di rassembler du monde. moom tey jii ministre bi li ko arrangé te mu def ko dem fële ca parcelle di ko continuer di def parce que campagne bi commencé na li ko arrangé mooy tey. bi génn ay centaines voire des milliers de personnes ànd ak moom di dem waaw milliers de personnes yi ànd ak yow solu ñu masque geste barrière yi ngeen doon toog di sonalee sénégalais yi amatul lenn luñ si respecté ñooñu bu ñuy ñëwatee di naan dara sénégalais problème de crédibilité dafay taxaw te loolu mooy dangereux parce que gis nga question de santé publique du ay caaxaan gis nga ay nit ñàkk nañ seen bakkan ci corona bi ay nit ñàkk nañ si seen wér-gu-yaram am na ñoo xamante ni ba tey ñi ngi am ay séquelles Covid bi man am naa si barki dem rek koo xamante ni fële ca Maroc la ñàkkee bakkanam di ko jaale bu baax a baax seen waa kër mi ngi tudd Codé Edith Ndiaye nekkoon xale bu ndaw jóge fii dem di jàngi ji dem di liggéey Maroc mais Covid bi la mujjee ñàkk bakkanam. mi ngi def ay ravages mi ngi rey ay nit. donc kii toog di naan ay Covid amul da nga nekk dans le déni. mais ñi nga xamante ni tey jii ñoo amoon responsabilité. waroon tey jii fexe ba jug ci li nga xamante ni mooy feebar bi ñoom tey ñooy négliger feebar bi pour seen propre intérêt pour ñoom ñu nekk maire de Dakar ils sont prêts à sacrifier toute la population du Sénégal pour ñoom ñu nekk maire de benn ville pare nañu pour sacrifier Sénégalais yëpp pour seen simple ambition personnelle donc je pense que ni vraiment dafa nekk loo xamante ni lu irresponsable la mi homme politique yëpp surtout nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk au pouvoir parce que aussi ñu ne au pouvoir mënuñu def lu leen neex ba noppi ñu ne ci ku jëg ñu leen non il faut ngeen bañ a topp ñooñu parce que buñ ko deful du ñu am li nga xamante ne moom mooy ndi ñi leen di topp du ñu am ñi nga xamante ne aussi ñoom ñoo leen di voter et puis jël autant de moyens vraiment ci campagne électorale ci ay local yaakaar naa ni ñoom ak situation beeg dëkk bi nu mu méttee waroon nañu mën a am tuuti gàcce def preuve de retenue mais nit ñi wane moom vraiment insolence totale la. tout à fait dinañ ñëw si campagne électorale bi Pa Makhtar ñu wax autre chose wax leneen loo xam ne mun nañu wax ne c'est hors de nos frontières mais ça nous touche directement moo nekk la situation bi nga xam ne ñii nga xam ne mooy la CEDEAO teg na ko dëkk bu mel ni comme Mali ñu fu mu toll ni mun nañu wax ne dugal na leen si benn guuta économique boo xam ne fu mu toll ni ces sanctions tax na fu mu toll ni réewu Mali moom mun nañu wax ne bu continuer nii par rapport ak ñi nga xam ne mooy la banque BCEAO nga xam ne fu mu toll nii ñoom mënuñoo am sax accès si seen ay comptes yi xaalis yi nga xam ne moo logé si boobu les banques dëkk bi dina am problème ngir dund sax wala fay seen salaire. waaw xam nga man dam si am gàcce bu rëy sax parce que yaakaar naa ne CEDEAO tey jii bu ñu taxawoon pour intérêt africain yi lii ñuy def yëpp duñ ko def mais malheureusement la main qui donne c'est la main qui dirige tey jii France négocier na bon dañu commencé woon ci ay menaces menacé nañu ñi nga xamante ni ñooy maliens yi résister ñuy négocier ba tey maliens yi résister ba yaakaar naa ni Macron sax prévoir woon na xaw ma mujj na dem xaw ma demul visite officielle fële ca Mali demul imaginez yow nga taxaw nga ni dëkk bi reconnaître oo seen pouvoir reconnaître oo seen dara nga xëy suba commencé waat di naan da ngay sax xalaatu dem foofu dem defal ko li nga xam ne mooy visite officielle parce que aussi Mali ñëpp xam nañ ni seen sous-sol bi moom moo tax ba nit ñi di tëb di dal te ñoom aussi am nañu sañ-sañ parce que autodétermination yaakaar naa ne principe bu universel la bu ñu voté depuis la déclaration des droits de l'homme dañu ni nit ku nekk wala réew mu nekk am na sañ-sañu
am liberté boppam am gis-gisu boppam xool nan lay fexee ba doxali koom-koomam. Maliens yi gis nañ ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon sàcc élection yi. dañu nekkoon di dundee ci alalu askan bi di jël ay contrat di ko signé mais di jël li nga xamante ne mooy intérêt malien di ko teg de côté di privilège li nga xamante mooy intérêt nasaraan yi. mais ñoom ñu xëy suba def li ñu tuddee coup d'état boo xamante ni am na ay manifestation yu ko jiitu yoo xamante nit ñi ñoo doon génn militaires yi ba ñuy ñëw di installé wu déggoo ci benn manifestation ba tey jii ñuy wax déggoo ci manifestation wu population ñuy génn di naan waaw ñoom naan lii arrangé wu ñoom ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo nekk de l'extérieur te seen réew yi parce que boo xoolee ñu nekk ci CEDEAO yëpp amul kenn ku ci amati légitimité populaire boo xamante ne wax nga mën a taxaw sax dinaa da nga jox kenn. mais est-ce que CEDEAO waroon a dem ba jël mesure bu forte bi parce que fu mu toll nii tëj frontière yi bloqué li nga xam ne moo nekk compte état malien là c'est aller très loin. waaw mais xam nga dañ koy sant miy def boo comprendre CEDEAO comme benn bras armé wu ñi nga xamante ne mooy réewu tugal yi parce que ñoom lu leen intéressé mooy nañuy am même mise ci li nga xamante ne mooy économie surtout subsaharienne bu ñu demee ba xam ni kat am na benn pàcc bu leen di commencer rëcc parce que boo xoolee lii xew Guinée xew Mali mi ngi inspiré peut-être yeneen réew yi parce que yeneen réew yi aussi bëgg nañu seen alal di das seen réew bëgg nañu seen richesse bi nga xamante dañ koy tudd mais comment se fait-il ñu ñuy naan Mali bokk na ci sous-sol yi nga xamante ni ñoo ëpp gàncax ci àdduna bi mais Mali tey jii boo fa demee amul dara ci infrastructure amul dara ci investissement donc li nga xamante ni moo waroon nekk tey jii retour bi ci seen richesse yi amu fa benn président kay moom moo ci enrichir ak yeneen mais président CEDEAO yi fan nañuy nekkoon ba njiitu Mali di def naka sulul noonu di fooy alal askan bi fan nañuy nekkoon ba ñuy salfaañi ak yelleef doomu aadama yi nekk ci Mali fan nañuy nekkoon ba nit ñi ba ñuy sonn nekk ci ay problème di taxaw di organiser ay manifestations di rappeler que ñoom dañu njëkkoon ni que dañuy fexe ba li nga xamante ne mooy ordre institutionnel ñu rétablir ko dañu condamné woon li nga xamante ne moom moo nekkoon coup d'état bi waaw ñoom ñi condamné woon coup d'état bi après ñoo doon négocier nan la waaj di génne donc amuñu sax benn constat par rapport ak seen point de vue dañuy jéem a xoxatal rek mais yaakaar naa ne en représailles président par intérim Mali bi génn na communiqué rappeler ñi nga xamante ne ay ambassadeurs am parce que aussi gis nga yaakaar naa Cuba la organiser nañ ko benn kii boo xamante ne des années boycotté ko terewul ba Covid bi amee ñoom ñoo jël ay médecins di ko abal Europe te pourtant dañ leen defoon benn embargo ni leen doo leen fi génn doo leen fi seen économie terewul ñoom ci seen économie doxal nañu demal nañ seen bopp donc il faut que sénégalais yi xam wala àdduna africains yi xam ni Covid bi wan nañu ni autodétermination ak li nga xamante ni moom mooy autonomie moo nañ ko mën a am te am nañ ko parce que ba ñu tëjee frontières yëpp est-ce que tere nañu dund bu ñu investir ci suñu réew am yaakaar ci suñu réew du ay CEDEAO parce que CEDEAO nekkul fu askan bi du ay njiitum France ak ñeneen ñoom ñooy développer Afrique mais lii nag wax dëgg yàlla lu leen gën a tiital mooy tey jii Maliens yi dañuy jox bopp dañuy jox nopp ñi nga xamante ne mooy Russie te Russie aussi ñoom seen intérêt dañuy xool mais bu nekkee ñoom seen i intérêt buñ koy xool dinañ gën a préserver wàllu intérêt malien mais alhamdulilah donc je pense que ni vraiment rôle bi nga xamante ni CEDEAO da koy jouer dafa nekk rôle boo xamante ni bu ñaaw la ñii naan dañuy embargo ay frères te am na daal wax dëgg yàlla ay position yoo xamante ne waroon nañ ko mën a am te lii day gën a tax ba nit ñi dañuy gën a gëm ni que li ñuy wax naan ay Union africaine du gaaw am. Pape Matar ñu wax léegi par rapport ak élection locale yi nga xam ne mën nañu wax ne fu mu toll nii foo tourner gis maire foo tourner gis ministre mais balaa ñuy ñëw ci campagne électorale bi proprement dit ñu ñëw processus ba événement yi benn annoncé campagne ba tey rejet liste yeeg ak violence verbale bi processus yi ban jàngat nga ci am. waaw non xam nga élection yi dafa fekk peut-être Sénégalais yu bëri dañ ko yàqamti parce que dañu gëj a jongante wala dañu gëj a fekkee li nga xamante ne mooy ay élection la surtout locales yi parce que boo xoolee yaakaar naa ni presque 8 ans ñoom ñi ngi nekk au pouvoir ñi nga xamante ne ñooy maire donc loolu rek déjà dafay créer li nga xamante ni moom ay ambition parce que 8 ans aussi xale màgg na ci 8 ans aussi nit am na ci benn conscientisation boo xamante ni da koy permettre peut-être mu am ay ambition commencé ni comme kii def na fi juróom-ñett at defu fi lu baax man aussi war naa mën a jug ba jéem a soppi li nga xamante ne mooy li fi nekk donc loolu moom moo tax ba
peut-être coow li judd ànd ak élection yi. parce que bañ ko programmé ba tey ñu ngi siy coow ñu ngi nekk ci ay liste ñu ngi nekk ci ay yeneen ak yeneen ak yeneen. mais fi muy mujjee daal mooy sénégalais ñoom ñooy tànn. mais est-ce que sénégalais yi am nañu suffisamment li nga xamante ne mooy de matière pour mën a def les bons choix man loolu c'est une question boo xamante ne dama koy continuer di poser wu. parce que gis nga bu ma gisee violence di am ci ay meeting gis ñoo xamante ni pour 15 000 francs. njàpp ñu jox la jaasi ni la dóoral sa morom pour 15 000 francs. te amaana sax parfois yéenay bokk salle bi ngeen di entraîner. loolu est-ce que du indicatif rek par rapport ak niveau de pauvreté bi nga xam ne moo am Sénégal aussi Pa Makhtar. niveau de pauvreté mais nekkul pauvreté boo xamante ni lu mu tudd pauvreté wu koom-koom la mais pauvreté wu xel la. parce que gis nga dafa am loo xamante ni jàpp 15 000 francs fu mu la fekk la war a bàyyi. boo tollee ci ndaw non d'accord man d'accord naa parce que dëkk bi dafa métti en fait. c'est vrai dëkk bi dafa métti mais terewul. tey njàpp am na fi ay góor yoo xamante ni waxuma la 15 000 francs 15 millions sax du tax ñu changer wala ñu def yenn. c'est vrai bu ñu la demee ba lay jox jaasi pour 15 000 francs yow nga koy accepter yow ci bopp waa nga xam ni yow respecté woo sa bopp ñoom waxuma la ñoom parce que ñoom jàpp ñu la di. waaye kooku di la jox jaasi di la jox yet di la naan kaay nga reyante pour man boo fi deewee nga ñàkk sa bakkan mu nul. buñ la fi jàppee tëj la kaso comme ñi nga xamante ni ñoom ñoo àndoon ak kii Sall te dem mujj ànd ak Macky Sall. beneen Issa Sall di fàttali nervi yi parce que parfois man damay toog di naan mais est-ce que ñi ngi xalaat est-ce que ñi ngay seen xel yow nan ngay toogee fekkee Issa Sall ba mu amee problème ba ay nit attaqué ko nervi yi si doon xeex ba def ci excès de zèle ba rey si nit ñooñu ñi ngi si kaso bi dañ leen tëj à vie. C'est vrai. te ñooñu man jot naa si ay waxtaan ak ñoo xamante ne ay proche nañ si ñooñu nee nañu Issa Sall musu fa teg tànkam ci kaso bi mu ne. Ça c'est clair. waaye léegi yow loolu nekk ay antécédents. yow ñu jox la 15 000 francs jox la jaasi ne demal nga dóorante ji nga dem dóorante ji. yow yan mbaam yeneen. donc gis nga il faut que sénégalais yi wala ñenn ci sénégalais yi ñu xoolaat seen bopp bu baax respecter seen bopp pour ëllëg homme politique yu respecté ñu pourquoi mën la suffisamment de matière amaguñ ko. élection yi boo moytuwul dafa nar a menaat ñu yeneen élection ñu si am alal am ci daraja ñoom ñooy falu ñeneen ñi nga xamante ne am nañ ay idée am nañ ay programme ñu lu mu tudd. ñu commencé wala leen di leen diaboliser wala di leen. Les candidats indépendants on a comme l'impression qu'ils n'existent pas. non mais xam nga alal mooy waxtaan xoolal déjà maa ngi gis sax kii di Sénégal non Corée di def benn alerte ci loolu. Diouf Sarr voilà Diouf Sarr xëy suba. presque 5 quotidiens def ko une. parce que yor na xaalis. léegi boo demee ci wàll ba Louga am na benn jeune boo xamante ni étudiant la woon fii Fallou Diayante xale bu ndaw am na ay ambition mais doo dégg turam. ak ñeneen ñoo xamante ni tey jii ay ndaw nañu am nañu ay ambition pour seeni commune. te de compétence Fadel Barro de Y'en a marre il fait un excellent boulot pour Kaolack mais on l'entend même pas. doo leen dégg da ngay fàtte ni sax ñoom ay candidats nañ ak ñaata candidat indépendant yoo xamante ni tey jii man mii sax xaw ma leen parce que. amuñu communication boo xamante ni da ci war a topp waaye léegi ci wàllu beneen bi nag am benn ministre boo xamante ni dafay jël moyen état di ko mettre à sa propre disposition pour campagne te bu ñu demee ci élection yi ñu defaat li nga xamante ne mooy jëndaat conscience yi donc je pense que ni élection yi boo moytul daal li ma fi waxoon rek laa fi waxaat état bi maanaam état bi pouvoir bi am na chance pour gagner grande majorité li nga xamante ni moom mooy yenn localité parce que xaalis dañ fay jiite. te li nga xamante ne mooy liggéeyu ku jéggi li ñu waroon gën a liggéey defuñu ko mooy conscientiser. nañu continuer di conscientiser parce que bu ñu conscientiser wul dinañu indi problème dinañ wax mais dernier mot bi ki nga xamante ne moom moo ko yor boo ko waxoon ni yow sa arme lii la xamal ko ni yow yaa yore kattan bi pouvoir bi yow la mais tant que xamaluñ ko askan bi dañuy continuer di leen manipuler. parce que maa ngi romb léegi ay xale. ñu ngi leen jox ay t-shirt mais xale yi amuñu sax 12 ans. lan nga wax contrepartie dañ leen di jox 3000 francs seen yaay di dem leen fële ñu jox leen ci 3000 francs ngeen bokk. ngeen tàccu ngeen yëg ci loxo. te foo dem ñu soloon t-shirt benn bokk yaakaar suba ñooy sol Yewwi Askan Wi ginnaaw suba ñooy sol Gëm Sa Bopp ginnaawaat suba ñoom ñooy sol Wallu bu PDS. amul benn différence même personnes yi ñooy taxaw di sol di simmi parce que li leen intéressé ñoom it mooy lii dugg seen poche. mais bu ñu toogoon boycotté homme politique yi bu ñu leen boycotté woon benn semaine ñoom ñu xam ni kat sénégalais yi tey jii yeewu nañu. parce que ñoom seen intérêt la ñu nekk. la nga koy wax foo tourné gis fi maire. c'est vrai administré. koo doon woo doo ko jot sax léegi boo ko messager. ñoom ñoo lay woo effectivement. waaye léegi yow doo am tuuti kii sax nga xalaat ni que ñii nekkuñu fi pour sama intérêt seen intérêt lañ fi nekkee. donc vraiment na nit ñi gën a yeewu
mii man mii keneen ak keneen ak keneen nañ jël ay affaire de lépp li nga xamante ne ay affaire subjectivité la ñu teg ko de côté tey def ci ay vote yu objectif bu nekkee njàpp mi nga xamante ni moom moo dëkk ci gox bi juddoo fi màggee fi mi ngi def liggéey bi war na mën a gérer commune bi ñu jox ko. mais est-ce que pas Matar, excuse-moi, je te coupe la parole, c'est juste pour vous relancer. Est-ce que votre objectif boobu wala sax tànn ñi nga xam ne ñoo war a jëriñ askan bi ci seen biir gox est-ce que mën na ne parce que bu ñu gisee ñu bëgg ko ñu bañ ko si boor yëpp mu nekk ñu féetoo Yewwi Askan Wi ñu féetoo Benno Bokk Yaakaar wala sax Wallu xam nga kii dafa bëri tellement des fois da ngay fàtte ñu nekk ci kaw ñoom finalement ñooy tànn. Donc sur ce coup est-ce que nekkul ne carrément la population en elle-même ñoom seen choix yi dañ leen ko dicter balaa même sax élection yi di ñëw. waaw loolu moom quelque part dëgg la parce que tey jii boo xoolee quand même ci tànneef bi. bon Pastef ñu ngi doon jéem a def ay primaires. Mais en fin de compte da nga si mujj gis ni voilà ay frustration ak ay wax yoo xamante ne juddu na ci yenn localité bien que ni nekkul majorité bi ay 2-3 cas la te loolu mënut a ñàkk mais loolu moom mooy yoon li nga wax ñoo yëkkati seen kàddu waaw non mais xam nga tey jii li ëppoon solo mooy fexe woon ba jox askan bi nopp ñoom ñu li la man ci gox bii de diw ak diw laa bëgg ñu jongante bu ñu jongantee ku mën gagner sama bopp mais malheureusement comme li nga wax da benn kilifa mooy toog fële xool ni moom de Pape Matar xaritam la te Pape Matar gox bii la dëkk même bu nekkee njàpp moom moo ko gën a jege askan bi dañuy teg fële njàpp parce que Pape Matar moo gën a jege ki nga xamante ni moom mooy leader parti bi ñu jël Pape Matar teg ko fa mais Pape Matar boobu bu demee est-ce que nit ñi dinañ ko voter boobu beneen question la mais nit ñi aussi est-ce que pare nañu pour voter pour li nga xamante ni moom mooy ay changement wala li nga xamante ni mooy ay programme loolu aussi question la parce que njàpp bu ñu nax suñu bopp caravane yii di dem lu siy nekk du ay bëy du ay xar ay nit la. mais certes ay nit leen mais est-ce que aussi ces gens-là Pape Matar waxuñu jàng tubaab bi mais est-ce que ils ont été suffisamment informés wala sax li nga xam ne mooy coaching bu ci war ñu xam ne sax ñoom war nañoo am accès par rapport ak seen ay mairie di xool seen ay budget yooyu noonu est-ce que ñoom xam neen carrément sax maire bi lan mooy rôlam aussi est-ce que le peuple sénégalais est assez conscient par rapport à ces enjeux aussi. waaw mais xam nga loolu du sax population bi kese gis naa ci ay maire yi def bilan di naan def naa fi social def naa fi lii def naa fi lii man damay toog di naan mais ñii en fait respecté wuñu sax seen bopp njàpp jëloo sa alal di ko joxe yow dañ la dénk budget bi bañ koy voté li nga xamante ne mooy conseil bi moo toog conseil municipal bee toog ñu voté le budget programme ni la lii ak lii fu ne fa lay dugg waaye léegi nga jël xaalis boobu def ko ci li nga xamante ne mooy fi wax est-ce que daa jar ngay wëlbatiku di naan nañ ma lii ak nañ ma la ak def naa lii ak def naa boo deful kay nañ wax mais boo defee da nga def sa liggéey. parce que ils ont en face des ignorants Pape Matar. mais c'est ça bon du ma ni sax ay ignorants parce que ñoom ñooy les premiers ignorants ndax bu ñu xamoon li nga xamante ne mooy responsabilité.